je pense que war ngeen a comprendre émotion bi may ressentir ndaxte ñoom Rose yi leer na Serigne Touba joxuma leen ñaar dërëm kon bu ñu demee ba mën a cotiser seen bopp defar ndogu seen bopp yéene ko ba def ci sama cadeau indil ma ko mbégte kese la ndaxte am na ñoo xam ne nii ñemewuñu jàkkaarloo ak seen population ku ñu seen daw loolu daluñu ñun jamono ju ne rek li gën a jafe nag mooy am ay ndaw ñun amuñu ay client dañu am ay militant amuñu ay client de sunu dërëm du génn fayuñu kenn ñun demuñu Soumbédioune wutuñu ñu fay pour ñu ñëw escorter wutuñu fenn ñun sunu ay doomu gox bi ngeen xàmmee leen ku xool xale yi xam ne duñu ay vagabond ku xool xale yi xam ne taxawaaluwuñu xale yu am maanaa la ñu àndal xale yu dëkk ci dëkk bi la ñu àndal bëgg dëkk bi la ñu àndal fas yéene ànd ak man ñu dellu liggéeyaat Médina nag li koy liggéey xol bu rafet bu laab lay doon Médina maa ngi leen ñaan yéen jeunes yi bu leen bokk ci jeunes yi ñuy fay ñuy défendre li nga xam ne mooy defar ñooy yàq Médina saa yu yàqoo am na ñoo xam ne lu muy yàqu doo leen ci dégg bâtiment yaa ngi bëgg a daanu déggu leen ci ñu ci wax dëkk baa ngi ñàkk liggéey déggu leen ñu ci wax mais à chaque fois lépp lu ñu war a defaree Médina di nga dégg ñu fay ñu wax ci Auchan bi ñu tey Auchan bee tey ña leen wax naan bu mu fi ne tey ñooy jiitu ci Auchan ba Brioche Dorée bi tey ñoom ñoo ci jiitu école yi ñu defaraat tey seen doom yi ci jiitu ak village yi tout petit yi te bu ci nekk amoon na ñu taxawoon bëggoon koo gàllankoor maa ngi leen di wax ne man sama mission kenn mënu koo arrêté Médina mu neex mu naqari dinaa ko defar nit ñi nag daf ca am ñoo xam ni dañoo naafiq ay ndaw bu ñu juumee da nga leen di teg ci yoon jàngal leen wax leen pour ëllëg ñu mën a nekk ay leader ay ndaw bu ñu ñëwee foog ni yaa leen ëpp xam-xam wax la waroo nekk naafiq mel ni di ëf di mat te nga nekk seen gannaaw wax ji fan la jëm fan la wax ji jëm man de su ma nekkoon seen place ay ndaw ñëw na wax nañ ma liñ ma wax dama naan leen pétition mënul annuler délibération mooy li sut ci loo xam ni moo yor commune moo sut arrêté moo sut lépp ndax délibération ndaw yi nga xam ne Médina moo leen tànn ni yaa yor sunu kaddu yaa ñuy dogalal ñooñu ñoo toog dogal ko kon groupe bu nit mënu koo dindi bu doon loolu kon ñi taxawoon ni Sonko kenn du lever immunité parlementaire def ay pétition kon su lu mat moins de 200 députés duñ ko dindi xale yi da ngeen naan leen da ngeen di demaat ci ña ko voté woon ngeen ñaanaat leen ñu dajewaat ñu dindi loolu changé ko defe ko nii waaye boo naan leen xeex leen xeexul ñoo ñoom de parce que ñu ki leen consulté muy sous préfet da leen di nax parce que li tax da leen di nax ku foog ñi dañoo arrêté terrain Jaraaf da ngay nax sa bopp bu gazon bi ñëwee ci dañ ko posé ndaxte man jotaguma arrêté bu arrêté boo xam ne day arrêté travaux yi lettre d'invitation je vous prie de bien vouloir arrêter mën nga bañ ko mën nga nangu mais arrêté bu ñu la ko joxee ci nga ko mën a xeex ci tribunaux yi jotaguma arrêté lettre d'invitation laa jot te lettre bi ay naxe mbaay dañ ci nekk parce que tey boo ma laajee délibération te délibération boo xam ne bi ñu koy voté dama laa jox 12 copies yow nga delloo ma 6 yi kon loo ma koy laajee yaa ngi 6 yi di nga laajaat ma un contrat may wax bala may xale yi bu ñu xamul la ngeen di xamal un préfet un sous-préfet ne signe pas un contrat est un acte de gestion c'est le maire qui le signe sous-préfet ba mu signé délibération ba ca la ca pare ay yooyu ñu bind bik ci suuf loolu amul ci délibération ñaar moo am da nga koy approuver bi ñu vu sans observation wala nga rejeté ko mu am deuxième lecture ay big yooyu bind ci suuf amul ci délibération loolu tappale la damaa bëgg xale yi xam ne dañ leen di nax dañ leen dugal ci combat boo xam ni dil la ci kaw ñun yëg nañu dil bi délibération boobu ñu bind ak bic naan soumettre le contrat loolu amul ci délibération ñaar moo ci am vue sans observation mooy approbation bi wala nga rejeté ko pour deuxième lecture te yaakaar naa ne loolu newu ci contrat nag sous-préfet amu ci yoon c'est la mairie à travers le maire qui est son premier magistrat qui s'engage au nom de sa commune conformément à la délibération parce que dans la délibération lu mu bind le maire est autorisé à signer avec un promoteur pour la pose du gazon synthétique léegi bu maire di signer maire am na autorisation ba pare du conseil te sous-préfet bi approuvé woon na ko ba pare kon dañuy nax xale yi loolu mooy deuxième bi troisième bi mu laaj ñu autorisation de construire mais fii ba ñu construire ëpp na 5 ans biir terrain bi ku foog ngi dañoo arrêté da ngay nax terrain bi moo amul lu ñu fay construire terrain bi miir yi defar nañ ko bu yàgg te gazon synthétique bi amuñu tabax bu ñu fay def yaakaar naa ne ay
kiosque préfabriqué moo ci nekk te yëpp pare na ba pavé yi sax pare na kon ku yaakaar naan waaye ñun ñoo tax ñu arrêté ko nax nga sa bopp arrêté wuñu dara gazon bi bu ñëwee man dinaa ko teg parce que jotaguma arrêté bu koy téye lettre d'invitation laa jot parce que arrêté sous-préfet damaa bëgg ñooñu di tëb di dal xam ni acte 3 moo am sous-préfet dootul sama chef contrôle de légalité kese la yor te on est légal on a la délibération on a le contrat et le contrat a été légalisé aux impôts et domaines donc ñun fauté wuñu sous-préfet bu waxee sañ naa bañ attaqué ko dans les tribunaux mais man jotuma arrêt des travaux man lettre d'invitation qui demande au maire d'arrêter kayit yi ñu la laaj yëpp dañu lay nax parce que délibération bi am na copie contrat bi yoonam nekku ci ndax acte de décision bu maire di signé la beneen bi mu ni nañu arrêté construction nekk lu ñu fay construire amatu fa construire nañu lépp yàgg na am na ñeenti at juróomeel bi mu étude d'étude environnementale da leen di nax parce que bu doon par exemple jàkka la ñu koy def terrain de football la ñuy xool impact bi mais fu terrain nekkoon la ñu teg fa gazon kese lan mooy étude naxee mbaay kese lañ leen def xale yi dañ leen di nax xam nga lan ngeen lañu war a def ma conseille leen man du ma recevoir ay wax yoo xam ne tegewul fenn parce que 403 personnes yoo xam ne man gisuma pétition bi man gisuma ko gëmuma ni 403 signé nañ ko te pétition yomb na mën ngaa toog sa néeg bind Matar Ndiaye signal ko Demba Ka signal ko Matar Xuma signal ko 403 yooyu kenn gisagu leen te tey Médina am na plus de 100 000 jeunes mais bu 100 000 jeunes lu ci 400 matul un centième bi tey bu 400 bañee 10 000 nangu na mais ma laaj leen tey sous-préfet bu waa Médina defee 10 000 signatures pétition ni ko na nga quitter sa poste est-ce que na ko quitter pétition mënul yëngal dara loi moo ko ëpp doole délibération moo ko ëpp doole bu 400 yi bëgguñu 800 yi bëgg nañu mais ci démocratie majorité mooy remporter minorité kon boog ma dalal seen xel man ku yaakaar ni man xuloowuma xeexuma wutuma xaalis wax yu na gis nga nag am na ci wax yoo xam ne ku ko ci waxati naa la yóbbu te yoon nga génn say preuve parce que man nee naa terrain bi mairie bi soxlawu ci dara damaa bëgg ñëpp xam ni man du ma recevoir ay wax yu ñàkk fayda parce que lu tax du ma ko recevoir waxuñu leen dëgg nañ leen wax ni nañu woo ko li ñuy wër kenn amu ci maqaama ñëw ci mairie bi di ma jox ndigal ñi ñuy wër dañuy perdre seen temps ñemewuñu ma sax te yebuñu ma xam nga tey lu ñu war a def ma conseillé leen man bañu ma négocier bañu ma waxtaan xale yi lañ ko doon defal mais nañ dem seetiwaat conseillers municipaux yi ñu leen tey ngeen a waxtaanaat changer délibération bi defe ko nii mais ku yaakaar ni pétition mën na arrêter délibération da ngay nax sa bopp te bis bu ñu ci yàqee lenn ñun xam nañu ñan la dinañu def une plainte pour destruction d'un bien appartenant à autrui am na foo xam ne bu fa jotee xam ne tàppet ñoo fi dinaa defanteeg ñoom ba mu saf wasalaam